ban gis-gis nga am ci discours bi nga xam ne Serigne Babacar Sy Mansour def na ko. waaw xam nga discours bi moom man mën naa cee wax te dama ciy nekk en l'aise parce que ki def discours bi dama ko xam ko lu jiitu muy nekk xalifa yàlla dogal ma miin këram lool miin njabootam moom ci boppam it jàpp naa ni ma jàppee ko bàyyi mu jàppee ma doom wax man Tiwaawan def naa fa lu mu gàtt fukki at moom foo ko def am na loo fa xam sëñ Babacar Sy Mansour mën nañoo wax ci moom ñun te dañ ciy wax ba pare nekk ci en l'aise mooy nit la koo xam ni moom gëmul pression kenn mënu koo teg pression lu metti lim gëm lay wax li nekk ci moom lay wax te loolu dafa am solo ci kilifa kon sëñ Babacar Sy discours bi mu def discours la boo xam ne matale na rawatina ci contexte bi mu ko defee parce que xam nga buñ ne at mu beesu jullit ñi baax na ñi jiite ñi nga xam ne ñoo fi nekkal l'islam bi surtout xalifa généraux yi ñu génn communiquer ak nit ñi comme ni ko président yi di defee parce que réew mi ñaari pouvoir yi ñoo fi ne temporel bi ak spirituel bi kon forme bi façon bi ñu ko defee ak contexte bi ñu ko defee man convaincre na ma jàpp naa ne du lu ñu war a bàyyi fi ñu ko defee nag ci contexte bi nga xam dañuy wax contexte mbas réew mi jaxasoo bu fekkee bu ñu jëlee fële teg mbas sax ñu wax contexte crise parce que réew mi dafa nekk ci crise bi gën a bon ci crise yi mooy crise de référence crise de repère crise des valeurs te crise yooyu tey moom la Sénégal di dund crise de confiance sëñ Babacar Sy Mansour génn rappeler à l'ordre ñëpp pour kenn ku ne delluwaat sa place toog fa loolu dañ koy rafetlu gis nga li mu wax ci député yi loolu dinañ ci ñëw sax dinañ ci ñëw laataa loolu dafa ubbee ak témoignage bu am solo bu mu def ci mbokki jullitam yi lu mel ni xalif généraux yi muy témoignage boo xam ni day nekk loo xam ne day rassembler jullit yi waaw mais loolu la ñuy xaar ci moom xam nga jullit ñi ku xam l'islam laa wax te xam texte yi tey dund l'islam yow doo séparer jullit ñi parce que jullit ñi yàlla moo leen wax pour ñu ànd yàlla moo wax ci alquran ni innamal mu'minuuna ixwa jullit yëpp ay frère lañ yaa ngi dégg fa aslihu bayna axawaykum na ngeen rafetal seen i diggante yaa ngi dégg yonentu saai sallam wax ni laa yuminu ahadukum xatta yuhibbu li aqihi maa yuhibbu li nafsihi nit ngëmal kenn ci yéen du wér lu dul li nga yéene sa bopp moom nga yéene sa mbokk jullit nit ku nekk jullit waxuma la sax kuy jullit mais même kuy nit rek da nga ko war a yéene jàmm kon discours boobu koo gis muy wax di séparer jullit ñi jàngul l'islam wala boppam a ko tax di wax maanaam jullit ñi moom benn lañ nit bala ngay nekk tijaan da ngay nekk jullit d'abord bala ngay nekk murit da ngay nekk jullit d'abord bala ngay nekk xaadr da ngay nekk jullit kon nekk jullit moom la nit war a bàkkoo boo paree nag ba nekk ko ba pare tarixa yi moom ay yoon la rek tarixa boo jàll boo jël boo ko jàppee mu yóbbu la ci yàlla comme ne ko Cheikh Ahmad Bamba waxee tarixa boo fi mën a jël werd boo fi mën a jëm rek yuridil murida li xadratillahi ca xadara yàlla ba la lay yóbbu kon loolu mooy discours boo xam ne nii nawloo ñëpp wane ni fii ñi fi nekk ñëpp ay boroomi cër lañ ñi fi nekk ñëpp mag ñi lañ doon liggéeyal parce que li xew nii bi mu xewee yàggul ku ne ber sa yoon yàggul mag ñi benn lañ woon mag ñi musuñoo réeroo ci dara mais mag ñi dañoo àndoon ci dëgg àndoon ci nawlonte kenn ku ci ne ñu jox la sa wàccuwaay ku ci mos a dajeeg sa morom sax da nga koy yëkkati ba mu yaakaar ni moom rek a fi nekk waaye nag dañoo àndoon tamit ci dëgg loolu nag mooy li xaw a tumuranke suñ jamono ci mag ñi musuñoo ànd ci naxante wala ci lu neex kenn dañoo mus a ànd ci dëgg ku ci ne ñu jox la sa wàccuwaay Cheikh El Hadji Abdou Aziz Dabakh ñun dund nañoo ak moom koroog ba muy dem Touba gouverneur général bi fi nekkoon ci jamono tubaab yi woo ko ñu ko yow loo wuti woon Touba mu ni ko man El Hadji Abdou Aziz Dabakh radiallahu anhu est-ce que labbe ba nekkoon Paris bu jógee woon Paris dem seeti labbe ba nekk Lyon wala Marseille est-ce que di nga ko laaj lu mu fa doon wuti tubaab bi ni teg amatul lu muy tontu mu ni ko waa Touba lan lañ la jox parce que lii dafa baax ñu nettali ko fi jamono ji toll pour nit ñi xam ne mag ñoom yàllaa leen taxoon a ànd mu ne ko waa Touba luñ la jox mu ne ko Touba liñ ma jox moo la gën yow moo ma gën man Abdoul Aziz
maanaam moo gën mu wax ko tubaab bi ni ko moo la gën yow moo ma gën man Abdoul Aziz te loolu moo tax ma am fitu taxaw fii loo wax ma dajji ko te dara duma ci fekk ma nettali leen Alaaji Abdu ko rek bu muy dem fital la def ci poosam li nit ñi foog amul mag ñi dañoo mus a dëgër de mag ñi mosu ñoo nangu ku leen xoqatal ci dëgg lii nit ñi di wax ni ay caaxaan la mag ñi ñoom ci dëgg lañ mus a nekk di ko dund di ko wax moo waral sax fii ñu egg ci diine Sénégal moo tax kon li sëñ Babacar Sy Mansour def dafa am solo mooy wane ni réew mi ñëpp fi nekk kenn ku ci ne ruq ba nga nekk l'islam ngay liggéeyal Touba ñoo bokk ashhadu an laa ilaha illallah la ñuy wax Canaba moom la ñuy wax Njaasaan moom la ñuy wax Andulaay gëma dëkk moom la ñuy wax Tiwaawan moom la ñuy wax kon yàlla moo fi nekk ak yonent bi mën nañoo wuute nag wuute moom mënta ñàkk ci gisin parce que wuute fi lañ ko fekk yonent bi sax da daan wuute ak saxaaba yi daan wuute seen biir sufiyanke yi di wuute mais du tere ñoom ñëpp essentiel bi ñoo ko bokk mooy yàlla la ñuy liggéeyal yonent bi la ñuy liggéeyal yàlla la ñuy liggéeyal yonent bi la ñuy liggéeyal loolu tax ak fi jamono toll ak crise des valeurs bi nga xam ni nemmeeku nañ ko ba kenn ku ne jug àddu ci ku ci mel ni Jamra ànd sàmm jikko yi ñoom ñëpp jug àddu ci moom mu dikk def bref résumé ci li nga xam ne moo fi xew ci yàquti jikko ji fi jamono ñu toll jamono yi gis nañ cirque noir série yooyu ak yeneen yi nga xam daal day yàq jikko tey refonte valeur yooyu noonu ci discours bi lan la mën a apporter Sénégalais yi waaw discours bi maanaam nañ fexe ba dégg ko parce que dégg ko pare fas yéene koo def xam nga ay discours moom Sénégal façon discours bu ne dégg nañ ko fii boo delloo ci ci archive yi mag ñi dañoo wax bind jëf kon nit ñi discours yi nañ fexe buñ ko déggee ñu jëf ko kii tax na ñu jëf discours yi mooy état moo ci mën a jàppale sëriñ si pour ñu mën a jëf discours yi xam nga da ngaa am loo am solo loo laal te bëgguma ko tëb lu mel ni cirque noir boobu film boobu nga xam ni ñi ci nekkoon dañ doon def lu bon di wane seeni awra ba procureur teg leen loxo man Imam Dramé mi nga xam ni ñëpp jàpp nañ ni dama contre Macky Sall man maa ngi rafetlu loolu te dinaa wax fi ma ko teg parce que ñun contre ñu kenn ñun ànduñoo kenn ñun Sénégal lañ àndal bu ñu gisee lu baax dañ koy apprécier kon geste bi procureur def police def ko ñu ngi leen ci encourager di leen wax ni foofu ngeen teg seen tànk foofu la ñun yéen la ñuy liggéeyal ñun réew mi la ñuy bañ mu dugg ci kaaw te réew mi bu ñu seetaanee ba valeurs yi ñu jaay ko réew mi day dugg ci kaaw effectivement kon police ak gendarmerie yi nga xam ne ñoo traqué ñiy def lu bon yooyu maanaam série boobu ba jàpp leen ñu ngi leen di féliciter parce que ñun buñ gisee lu bon dañuy taxaw fii dénoncer ko te kenn mënul tere ba duñ ko dénoncer kon buñ gisee lu baax dañ naan baax na mu des nag gis nañ fi ay benn nit ñaari nit ay lobby yu jóg commencé di attaquer ku mel ni Mame Matar Gueye di leen xamal ni Mame Matar Gueye képp ku ko laal wala nga wax ko lu ko la naqari bàyyil xel ni wax nga ko sëñ Mountakha wax nga ko sëñ Babacar Sy Mansour wax nga ko Khalifa Thiénaba wax nga ko église bi parce que Mame Matar Gueye ay valeur lay défendre effectivement te valeur yooyu muy défendre képp ku bëgg lu baax war nga ko cee jàppale kon Mame Matar yow boo tëddee nelawal lobby yi nekk ci suuf parce que yow bu dee dañoo jàpp nit ñuy jouer film porno nga baal ma ci kàddu parce que noonu la amee ñu jàpp leen yow kay bu dee sénégalais nga te bëgg lu baax da ngaa war a apprécier loolu waaye doo jóg naan Mame Matar Gueye nañ ko freiné ñun bañuñu culture ñun ñoo leen gën a xam culture réew mi ay culture rek la culture séeréer am na fi culture pulaar am na fi yaa ngi dégg yooyu moo fi jiitu islam culture yooyu kenn bañu ko parce que au contraire ñun ñi man mi tey saalum la am naa culture yu may def maanaam réew mi dafa am culture yoo xam ne moo fi jiitu diine ñun bañuñu culture xeexuñu culture ñun ak mbon la ñuy xeex buñ jaawalee ak mbon mooy lan série yoo xam ni day yàq suñuy valeur série yoo xam ni méngoowul ak suñuy aada méngoowul ak suñu diine loolu la Jamra di xeex te loolu Mame Matar Gueye doo ci wéet boo tëddee nelawal kuy liggéeyal yàlla nag kuy liggéeyal yàlla lu ne di nga ko dégg waaye bu wax jotee génnal wax pour nit ñi xam yaay kan bu la kenn noppiloo parce que Sénégal boo noppee ñu diaboliser la mais Mame Matar boo tëddee nelawal ñooñu di wax noonu tekkiwuñ dara
li am solo daal mooy ñu ngi encouragé bu baax police ak gendarmerie ci ñu continuer di traquer ñi nga xam dañoo fas yéene yàq suñu société di fi jouer ay film porno ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi ngóor jigéen yi nga xam ne ñoo doon ànd ak Wally Seck jàpp gi ñu leen jàpp imam yëpp ci kontaan parce que dañ leen a war a jàpp parce que réew mi duñ nangu ku fi def promotion góor jigéen loolu ñu ngi ciy encouragé bu baax procureur di ko wan ni boo tëddee nelawal parce que réew mi ñaari diine fi ne christianisme ak l'islam te ñoom ñëpp dañoo am ay valeur am lu ñuy bañ yambar yi nekk ci télé bi nag di attaqué Mame Matar ñooñu jëmuñu fenn te ay tàppet lañ kenn amu ci fit parce que te bëgguñu réew mi tamit duñu ay patriote fi ne nii ay ONG nekk seen ginnaaw rek di leen pousse pour ñu yëngal ñun ñoo leen gën a gëm culture gën leen a gëm sunuy tradition mais ñun lu bon la ñuy bañ te loolu la Jamra di xeex moom la ànd sàmm jikko yi di xeex man Imam Dramé man mii loolu lay xeex lu bon la ñuy xeex moo taxoon sëriñ bi itam yëkkati kàddoom jëmale foofu mais gannaaw loolu itam sëriñ bi daal dina yëkkati ay kàddu daal di mel ni lu wax ci politique ndax ni réew mënul dem ci politique ndax am na ñoo xam ne seen kàddu egg na foo xam ne bu ñu waxee dañ leen déggal tey mu wax ci li nga xam ni mooy ñi nga xam ne ñoo teewal ndawi réew mi fële ci assemblée nationale tey ñooñu bu ñu demee ba tey suñu kilifa diine gis ni kat la taxoon ñu dem fa wanewuñ ci dara ndax ñoom aussi yar ak teggin ndax message la bu ñu jëlee ci askan wi li ko yóbbu foofu ñu waxtaanee fa ba li nga xam ne moom lañ fa jëlee ñeel askan wi nekk loo xam ne lu leen di arrangé la tey sëriñ bi wax loolu ba ŋàññi leen sax ci seen ay comportement yooyu noonu nga xam ne sëriñ bi ŋàññi na ko ban jàngat nga ci am yow. jàngat bi ma ci njëkk am rek mooy assemblée nationale moom dafa échec mission. waaw ci naka. waaw parce que lu ñu doyee député sëriñ bi wax na ko député kay li lay doyee mooy boo demee assemblée. li amul sa gox boo ñëwee nga wax ko ñu wut ci solution loolu la ñu doyee député di mooy député du peuple bee leen fal li peuple bi soxla tey lu mel ni mbënd mi nga xam ne mu ngi rey waa Kër Massar di rey banlieue bi nit ñi di fay ci seen biir kër yi député yi tey dañoo waroon a porter loolu woote nu mu gën a gaawee wut ci solution loolu la ñuy xaar ci ñoom mais xaaruñu ci ñoom boo àndeek Macky Sall maanaam lu Macky Sall indi rek ñu woote député Sénégal yi looloo fi am. bëri na ci am benn député sax bu ko wax. waaw boo àndut ak Macky Sall ko xam ni ku mel ni Ousmane Sonko nga xam ne ñëpp xam nañ ni da leen a sonal ci ay discours. ñoom ñooy jóg di ko attaqué. te loolu mooy dëgg xam nga wax tamit dañ koy wax mu leer. député APR yi ñooy jóg di attaqué Ousmane Sonko loolu mooy dëgg. Mbéri Sylla moo jóg nit ñi gis ko mu tamponné Ousmane Sonko te ñoom yàgg nañoo tànte loolu. loolu dafa baax ñu leeral ko nit ñi mu leer. député yi am na ay député yu responsable yu fa nekk yaa ngi dégg même ci majorité bi mais am na ñu fa nekk ñu irresponsable ñooñu ne dañ leen a war a xàmmee sénégalais yi taxaw lànk ni dootuñu dugg ci ay liste bu ko jaree di wax ni Sénégal ni ñuy falee député moo baaxul Abdou Khadre dafa jot nit bu ñu lay fal yaa ngi dégg ñu fal la ci ay conditions yu leer xam yow yaay kan yow mi ñu fal yow ban jaar-jaar nga am lan nga mus a defal réew mi mais mënuñu ni yow da ngaa ànd ak Macky Sall wala da ngaa ànd ak Ablaye Wade rek ñu dugal la ci liste boo demee lépp lu ñu wax nga nekk fa di tàccu rek lañ fi nekke la sëñ Fallou xam nga sëñ Fallou ku mënoon a jàngale la dafa amoon dégg naa benn waay taalibeem quoi benn taalibeem ci jamono Senghor mu ne ko kii damaa bëgg nga falal ma ko yaa ngi dégg damay wax ni mag moo ma ko nettali nee na mu ne ko Senghor xaw a waxagul daal mu ne ko tàccu rek la waaye yóbbu ko muy tàccu waay xamal li ma wax maanaam li ma ci bëgg a wax rek pour jàngale wane ni mag ñi ñoom xamoon nañ li xew xam nga sëñ Fall ci jamonoom xamoon na ni gars yi dañuy tàccu ca jamonoom la xool ne kon ñoom ci tàccu lañ ne waxuma laa ci jamono ji ça veut dire il faut ñu responsable xam ne tey Sénégal dafa am ay priorité priorité yi Sénégal am tey mooy mbënd mi banlieue bi nekk ci mbënd mi nan la ñuy fexe ba génne leen ci c'est important mbas mi nan la ñuy fexe ba génne ko réew mi yaa ngi dégg élection yi ñu jëm nan la ñuy fexe ba def ko ci transparence ak équité yooyu mooy priorité Sénégal tey mais di attaquer ay nit yoo xam ni bu caaxaan jeexee dëgg des ñoo la gën a bëgg réew mi gën laa xam réew mi li ñu defal réew mi defaloo ko loolu tamit fitna rek lay indi. transhumance sëriñ bi tamit wax na ci ba expliquer forme transhumance bi nga xam ne moo gën a yàlla ci askan wi. waaw transhumance moom as gor moo ko wër te def xam nga gor du wàcc ba pare di ko lekkaat
mais bu fekkente ni defar moo tax a jóg nag. non xam nga. xam nga tey mën nga nekk ci opposition bi. gis ni lenn loo xam ni bu ñu la woon ci gouvernement bi. boo ñëwee di nga apporter sa soutien ak lenn loo xam ne mën na ko dindi. man daal man pour kii man gëwuma transhumance man. xam nga ci démocratie lañ nekk. loo gëm man li ma gëm mooy nga constant ci dara. nga nekk fenn ñu xam ni yow mën ngaa nekk ci opposition di liggéeyal réew mi man fi ne nii nekkuma ci pouvoir mais jàpp naa ne maa ngi liggéeyal Sénégal parce que maa ngi def alerte ñi ne opposition sax foofu ngay gën a mën a liggéeyalee réew mi. kon loolu waxi tappale la rek koo dégg mu naan damay dem pour Macky Sall xam lu mu jublu. mu dem ñu ranger ko jox ko ci poste yi mu toog mais nit mën ngaa toog fa nga toog nekk ci opposition wala nga nekk ci société civile bi. wala nga nekk imam wala nga nekk journaliste. parce que liggéeyal sa réew du jaagin da nga yor ay poste de responsabilité rek kon loolu waxi caaxaan la am na premier ministre bu fi waxoon ni ku transhumé dañ laa war a dóor bal. yéen a ngi koy fàttaliku. jamono nu mu tuddati Souleymane Ndéné waxoon na ko fi waaye gis nga moom yàlla natt ko fa mu mujj mu dem transhumé lii dañ koy wax pour fàttali rek transhumé man gëmuma ko xamul lu ma gëm nañ ñi opposé wu nañ assumé nekk ay opposant ñi doxal ñiñ fal nañ doxal société civile bi jouer seen rôle société civile sëriñ si jouer rôle marabout mooy nekk ci digg bi équilibre yaa ngi dégg équilibre loolu buñ ko defee réew mi jàmm rek a fi am waaye bu dee ñëpp dañoo daw wuti Macky Sall parce que Macky Sall la yor xaalis bi Macky Sall la yor poste yi bu yàggee ñëpp jaay seen ngor kenn du fi des pour waxal réew mi kon man gëmuma transhumance yaa ngi dégg bokkut ak nag ab technocrate boo xam ne musul def politique parce que politique idéologie la Abdou Khadre idéologie yëpp tey rey nañ ko tey parti bu mel ne PS ak doole ji ñu am buñ mënee dem di seey biir APR loolu catastrophe la ci ko xam histoire PS yaa ngi dégg ay parti gauche yi yu bari tey seey nañ ci biir APR te parti yooyu ay idéologie la woon maanaam nañ delloo si waat idéologie yi delloo si waat école parti yi ñu formé waat nit ñi yaa ngi dégg jàngalaat nit ñi ñu amaat tuuti gëm-gëm ni nit bala ngaa dee sa wërsëg di nga ci jot et puis pouvoir yi ñu jox président de la république pouvoir yi ñu wàññi ko parce que li tax tey ji réew mi Macky Sall tey am pouvoir di buur di bummi pouvoir yi dañ ko loi yi ñoo ko joxa mais assises nationales yi waxoon na ko malheureusement assises nationales yi dañ ko trahir kenn appliqué wu ko mais dañ ko waroon a pouvoir yi ñu wàññi ko ñu dooleel assemblée nationale mais assemblée nationale bu fekkente ni pouvoir moo fa ëpp majorité itam waaw mais réew yi boo demee Europe tey wala réew mu mel ne États-Unis dañuy gis assemblée boo xam ne nii assemblée pouvoir bi moo yor majorité bi mais am boo fa indee ay loi gars yi dañ koy teg ci taabal ji lan mooy tawatu assemblée kon bu demee noonu ba lu ñu indi rek mu gouvernement indi rek ñu voté ko lan mooy tawatu assemblée nationale moo tax man la assemblée moo gën a échec ñëpp parce que assemblée bu joué woon rôle bi mu war a joué tey nguur gi du am fitu def li muy def assemblée waroon nañ di xool budget yi kuñ jox budget ñu xam ñaata la foo koy dugal loolu rôle lu député la mais assemblée yaa ngi dégg député bu jàngul moom ndax di nga mën a xam mooy li ma la wax nit même boo jàngul nga am moral parce que am na lu ëpp doole xam-xam mooy moral ak éthique loolu la suñ député yi amul bu ñu amoon moral ak éthique ak patriotisme am na loo xam ne duñ ko nangu man gëwuma sax ñu naan ku jàngul tubaab doo fi nekk député loolu waxi caaxaan la te loolu tubaab bi ñoo ñu ko bëgg imposer te ñun duñ ko nangu parce que réew mi am na fi ñoo xam ni jànguñu benn langue waaye jàng nañ àdduna loolu am na ci mbedd mi lañ jàngee àdduna bu dee ñun sëriñ daar yi nag ñun ñoo leen raw moom ñun ñi ma wuñoo discuter ak ñoom ñoo leen gën a xam politique ñoo leen gën a xam diine ñoo leen gën a xam àdduna xanaa nga jaar ci daara ji jaar fa jàll mais boo jaaree ci daara ji ba daara ji pare ci yow koo toogal booy wax du wax parce que tolloowu leen niveau loolu réew mi ñi fi Serigne Touba ndonga daara la woon te tey jii lu baax li ne ci réew mi bokk na ci ñu ko fi indi Cheikh Omar Fouti yu ndonga daara la woon Seydi Hadji Malick réew mi kon daara ji ñoo mos a yor solution bi li tax sax réew mi tardé ba tey dañoo am indépendance ñu jël sëriñ daara yi génne leen ci réew mi sëriñ si ñu indil ñu laïcité loolu moo tardeel Sénégal mais bu doon Sénégal bi ñu amee indépendance rek dañoo am ministère des affaires religieuses dénk ko sëriñ si ñu jël ñaari culture yi culture diine bi fi nekkoon culture arabe bi waxuma sax culture arabe diine parce que culture arabe ñun gëmuñu ko ñun diine lañ gëm nga xam ni diine ji fi nekkoon nga xam ni def na fi juróom-ñetti téeméeri at lu jiitu colon yi di fi ñëw bu fekkoon dañ koo jël école boobu ñu boole ñaari école yi kon Sénégal dem na yoonam mais li ñu tardeel mooy dañoo ñël école Jules Ferry bii nga xam ni amalul njariñ réew mi échec na te ñiy sàcc alalu réew mi yëpp moo leen formé
loolu mooy dëgg. réew mi depuis 60 ba tey ñiy sàcc alal ji ci école Jules Ferry bi lañ génnee. c'est très rare ngay gis kuñ leen ni ci daara ji la jógee. këpp na kees. loolu moom ay constat la. loolu itam kon dafa laaj ñu am courage. xam ni société day toll foo xam ni dañ cee war a boole ñëpp pour tabax réew mi. réew mi nag doo xaar ko la ci boole tamit man d'accorduma ci ñi naan man damay xaar ku ma ci boole yaay ñëw wane lu tax ñu boole la ci. waxuñu ay poste man waxuma waxi poste. man ngaa bokk ci réew mi te doo am poste nekk conseil di joxe sa xalaat. bu dara xewee ñu bind ci. yaa ngi dégg mbas mi tey li ñu dal bu doon boole nañ ci sëriñ si mbas mi jóg na fi mais woo artistes yi woo footballeurs yi bàyyi fële sëriñ si mbas mi mu ngi ñuy bëgg a jeexal te li ko indi yëpp mooy mbas mi bu doon ca commencement ba sëñ Mountakha dafa jël kàddu wax sëñ Babacar Sy Mansour jël kàddu wax Thiénaba jël kàddu wax église bi jël kàddu wax kon lépp luñ sant sénégalais yi ñu def ko. parce que ñooñu gëm nañ ni duñ leen trahir. mais bu dee politique yi nag dañ ñoo yàgg a wax muy dëñ moo tax seeni wax ñu am ci xel ñaar.